nuyu naa ñëpp fii laay tàmbale yéen ci sunu revue de presse teel sa kaas kafe nga guux bala ngay naan mbay si mu leex yu go njox ma wax la li xew ci réew mi askanu sunu gaal ma ne xës dal ci l'observateur yi lekaay mu naan ma ñaar ñii de bàyyante nañ waaye fi mu toll nii tembe xam nga luy seen jafe-jafe mooy tàggoo ñoom ñaar mënuñoo tàggoo de di xool ba nu divorcé ak nëgëni yëglekaay gi ne def na juróom-ñetti at 8 ans la def ba nu divorcé ak nëgëni waaye mère Soya ak Pasek mii mënuñoo bàyyante ndax dafa am lu leen boole l'observateur yi lekaay lu leen boole mu ni ma gens bi ñuy gees a tax fi mu toll nii tembe ñoom ñaar kenn mënta dem wàcc moroomam observateur ni ma taxawal bul dem bu ma fi wàcc ma ne ko nga ne mu ni ma xanaa xamoo ni kañ doon woowee jantal Mara jàpp nañ ko siiwoon na tuuti ci TikTok bi yëgle kaa gi naan man tam daan jëlew yeew di ko rango arrêté nañ ko ma ne ko luñ koy toppee mu ni ma sàkkuteef ak menace de mort coup ak blessure ab banquier koo xamante ni ca banque ba la ne moom la daal di woo ba mu dikk ca àllub jam ñaajo ba di da koy sang yëgle kaa gi naan man ci diggante bi nag la daal di jéem a fexe nu mu faje soxlaam menace de mort yak coup ak blessure yak yépp foofu la juddoo mun daal maa mën yi ci réew mi jaaxal na ma mën a joo xamante ne dara du ci yow lii yéemul kay ëpp na doy na waar nañ dem seeti libération bi nga xamante ni yëgle kaay gi ne ca italiano la ñu jëm libération yëgle kaay naan man waa ji sax nga xamante ni ñang la sant ci jëm boppam laa la wax xam nga nu mu defax dem jël ay këyitu aawoom wutal ca ñaareel ba ay këyit yëgle kaay gi ne yi ëbbil yéene kaay bi boobaak ne gën a ña nga ca italiano 1995 ak ne gën a xam nga ne yàgg na at yi yëpp ndekkate yoo moom li muy def dara du ci dëgg jàpp nañ ko ngoy duuma leen nëbb leen lépp laa leen tegal ci taabal ji déglu léefu yëgle kaay naan man nañ ci wax gis nga 2026 bi leen nawetub ren bi lee yàggul xam nga ne ba mu tàmbaleeg nëgëne waaye fi mu toll nii may wax ak yow yëngu gi ak melax gi faatugum na lu tolloog juróom benn doomu aadama ci réew mi askanu sunu gaal erreur yi ñooy faate réflexe yi ñooy sauvé waaye fa muy melaxeek fa yëngu gay dikke daanaka benn lay doon décharge électrique bi nga xamante ne ma looy bàyyi ci kaw doomu aadama kenn xamul nu mu toll moo tax bu xiinatee nga ne ca tool ya takkal sab saret nga dem ñibbi waatat laata ngay gay di xuus ci baykat yi xamal leen ni leen réew mi askanu sunu gaal ak li ko wër ana génn gàmmu ga jàpp nanu date ba fixé nanu ko yëgle kaay gi naan man le 25 août gi nu jëm lañu xamle ga ca topp nay leer mooy gàmmuk pirum ndëri bu ko kenn wuute ñoo ngi woon léegi ci baykat yi tribune yëgle kaay ni ma kaay ma xamal la Jomaay ak Sonko ñoom ci seen jëm bopp laa la wax ñoo tax baykat yi dellu ginnaaw anakat moo yëkkati yi la kàddu ñu ne ma Bassirou Ba ci jëm boppam cri de détresse dëgg la def jooy la baykat yi ma ne ko nga ne mënu ma ñaar ñi muy kiiraay muy Pastef amul kenn koo xamante ni réew askanu sunu gaal muy Jomaay di Sonko dañ laa fal ngir jaay ngay jaay carte ñi ngi naan nag carte Pastef yi ci jëm boppam dañ koo jënd ci monde rural bi maanaam ci village yi ma ne ko nga ne mu ne ma loolu dara du ci dëgg xanaa xamoo ni baykat yi bu ñu amee mauvaise campagne agricole ñoom ñi ñoo tax nay leer ci googule wàll baykat ya nga xamante ni yëgle kaay gi ne ñoo fekk baax ca zone des ñaay bay soble ñoom itam ña nga yuuxu di dar seen nopp wuy wàlloo gu mat sëkk lanu da ñoom nag nee lu leen dal ki nga xamante ne moo jiite ARM moo leen ko yóbbali jiin njaaga mooy njaag ndax seen soble baa ngi yàqu wow wàllu ñooñu teeloo sunu soble bi lee ba nu toll ci jaay ko soo xamee agri pël fi mu toll ni tembe sunu bagage baa ngi yàqu wàllu nee ñu kii sant sembeen di wóo ci turu Babacar na ko fi nguur gi jëlee ndax baykat yi mën a firi ndax mënatuñoo dëkk ci bay di tuur yi li ñu bëgg mooy bay jaay nit ñëpp laa la wax bay yóbbul nag yi mbaanu suul lii da lañu nekkee waaye bay jëriñoo moom mënatuñu ko ca dëgg-dëgg waruñoo jël ñi nga xam ne dañoo wàcc seeni réew ñëw ci réew askanu sunu gaal gi ñu teg leen ci kaw dinu ko jënd duñu ko nangu ñu naan suuji sax xanaa xamoo ni suppame jile ñun boo watu dinañ ko tuuri ma ne ko nga ne mu ni ma suppame Maroc bi ci jëm boppam ñu ngi koo tàmbalee dugalaat ci réew askanu sunu gaal gile wópp law ay waay bay dunde réew askanu sunu gaal du lii lañ ñu waxoon déedéet liñ ñu xamaloon mooy bu nu bayee bu jaay jotee dinañu jaay waaye fi mu ne tuuri la ñuy def jaay jot ñuy tuuri lii ñaaw na ba àgg ci lool doxal cey sunu réew mi solo quotidien yëgle kaay de la fa xew yéeme na te doy waar ma ne ko nga ne mu ni ma ca Midina ci jëm boppam kaay ma xamal la benn restaurateur ci jëm boppam moo faatub collègue am le pays va mal l'observateur yëgle kaay ni ma xanaa xamoo ni lii day indi ay jafe-jafe ci réew mi askanu sunu gaal ak réew mu mën a doon ma ne ko nga ne mu ni ma dund gu seer vulnérabilité bu boroom kër yi la ménage yi ci jëm boppam ay jafe-jafe yi ñu nekkee fragilisation des solidarités te dëgg le pays va mal ma ne ko nga ne mu ni ma lépp a yokk dund gi te jaay ba am dara sax daa yombatul ci réew mi lee boroom kër yi nekk ci ay jafe-jafe ndax dund gu seer moo taxit loo ci gis ak càcc ak càkkutee faat na dof na lii buñ ci jógul mën naa jur mbaa ba kumba de yëgle kaay gi naan man si du quotidien ma ne ko wax lu xew mu ni ma mobilité urbaine pendant l'hivernage Ndakaaru Njaay jal Jóob le calvaire des routes ma ne ko nga ne mu ni ma fi mu toll nii tembe sikk ma lakkandoo réew mi ngi mel ni ci luy wañax fépp a yëngu tali yi ak nawet bi lee yëgle kaay gi naan man xuus ca Ndakaaru Njaay jal Jóob jafe-jafe la lii fu nu jëm ak moom ci jamono ji nga xamante ne Macky Sall ñoo ngi koy tàccoo ko bravo di ko honoré yëgle kaay gi ne moom Macky Sall ñu koy delloo njukkal yëgle kaay gi ne dafa nga xamante ni moo di ca Congo docteur Honoré de lañu ko def ndax ay jéego yi nga xamante ni moom la amal ci wàllum njàng ak njàngale aérolo de titre Macky Sall yëgle kaay gi ne moom kay dafay jàmbaar ba fu mu jaar ñépp tàcc ko ubbil yéene kaay bi docteur Honoré fi mu toll ni tembe Koza ca fa nga xamante ni moo di ca Brazzaville mën nañ ko woowe Macky Sall fi mu toll ni tembe ma nga mel
nit jant ci niveau international bi lee ci jox jamono Bassirou Diomaye Diakhar Faye ngay accueillir ca palais ba ka nga xamante ni moo doon xalif général du Darou Salam Chérif moom Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak Ousmane Sonko le temps mooy quotidien yëgle kaay naan man kiiraay ak Pastef affrontement bu mënta ñàkk lanu nemmeeku ca port bu njëkkoon passation de service da daan neex waaye yëgle kaay gi naan man fi mu toll nii tembe passation de service bi ñu nemmeeku bu tàng jër la dox ci diggante ki nga xamante ni moo di Waly Diouf Bodian ak Doun Pathé Mbeng réew mi quotidien ma ne ko lan la mun tegal ma ñaari soxnay chef de l'état yëgle kaay gi naan man ki nga xamante ni moo di Bassirou Diomaye Diakhar Faye ay soxnaam ma ne ko nga ne mu ni ma anakar mooy contrôler seen patrimoine am na député boo xamante ni ne ñaari première dame yi ci jëm boppam nañ leen intégré ci li nga xamante ni mooy liste assujettis bi le Doun Pathé Mbeng mi nga doon wax léegi laas yëgle kaay ne ma nga naan ña nga xamante ni nag ñoo di travailleurs yi dégg naa seen yuuxoog seen jooy ak li leen jaaxle lépp dinaa ci taxaw le quotidien yëgle kaay ne déclaration de patrimoine Pastef pris à son propre jeu ma ne ko ngan résistance yi avant l'accord ci amendement du ministre de la justice Abdou Khader Sall ma jiite askan Sénégal yëgle kaay ngi ne yëkkati ay kàddu te naan dootuma soutenir kenn amul benn parti boo xamante ni moom laay soutenir damay dox ak sama bopp amul benn parti bu taxaw ni war nañ laa mën a dimbali ci réew mi duna ko nangu yor yooyu yëgle kaay ma ne ko nga ne mënuma fond politique la constance de Sonko face à l'inconstance de Diomaye yor yëgle kaay ko xamle du ma leen nëbb leen lépp laa leen tegal ci table ji déglu waxal ci wàllum wéq jiital gi lee Pape Gueye ak Maguette Gueye yëgle kaay gi naan man ñoom ñaar ci seen jëm bopp ñoo nar a dajale ñaari ngéyeen yuy daje ci ab terrain ku ne na fas jom Tottenham fixé na prix ba nga xamante ni moom lay jaay Pape Matar Sarr ci lu jëm ci wàllum encadrement des fonds secrets yi lée bras de fer moo am ci diggante Pastef ak gouvernement gi lée Pastef rejeté na juróom benn amendement yoo xamante ne gouvernement bi ñoo ko joxe yëgle kaay gi naan mandat di adopté le texte en commission maître Moussa Sarr ma ngay révélé naan moo bind au bureau ngir xamal leen ni leen texte bi ci jëm boppam day irrécevable wax ji bu mu neex ba ngeen fàtte ni burdub Tiwaawan bi ni ki tey jii la fa séenee door war a jeex ni ki dimanche gi nu jëm gàmmu gi nekk le 25 njënd maag njaay ma ca Tiwaawan dem baak dikk ba ñu ngi ñaan lépp dox te ñu jariñoo ko maa la ko wax sëy laatir bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba suba ak jàmm yéen a ngi doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Damel Diakin Diop ci ngeen jëf jaageen jëf mbokk ceeg xarit yeeg dëkkandoo yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax sama waa ji borom tegtal ak ñaam moom maa ngi koy nuyu Serigne Abdou Salam di nuyu Sarr Jaxate Mamadou waaw kay bu nu béggi Serigne Abdou Salam c'est parce que dañ ko war a béggi ndax sunu waay la macha allah dañoo yàgg muy waajal nag dem fa nga xamante ni moo di ca Touba waaw buñ ne suba la gàmm bisu gàmm ak buñ gàmmoo ba ca suba gi incha allah waaye mbokk yi tournée européenne bi fas yéene na ko door ci septembre bi incha allah nañu ko waajal bu baax a baax xam naa dinañ ci ñëwaat wax ci yan dëkk lay dem yëpp tarkal ñu jaajëfal ñëpp ñu ñuy bàyyi xel waa Pirum Ndëri waa Sédhiou Matam ba ci Kicoor waa Gosaas fu waay nekk di ñu teewlu rek ñu ngi lay jaajëfal di la kontaane voilà léegi ñu ngi ko doon wax ci revue de presse bi muy jafe-jafe ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ay baykat xalaas maawaaru la ñu wax lépp lu jaaxal askan bi dañ ko war a indi partager ko ak yéen donc baykat yi am nañ ay jafe am na itam ñu joxoñ baaraam tuuma mbokk yi nañu ko daal di teewlu ci ni mu gën a gaawee ñu partager ak yéen li nga xamante ni également moom moo di seenu naqar voilà ñu dem. Ahmadou Deme président des producteurs de Ngomen ay environ yàqu soble lu waral soble googu di yàqu nag weesuwul ñaar ñi agrobusiness bi ñuy wax Swami Agri ak ARM mi ko jàppale ba muy génn soble bi loolu nag moo waral tey baykat yi seen i xol fees seen i boolu mu ñu koy fees amatul leen lu ñu def ñu ne fokk ñu def lu mel nii pour wane ni ñoom ci sénégalais lañ bokk ay sénégalais lañ am na jàpp nañ ñi nag am nañ ay kilifa yoo xamante ni li nga xamante ni naqari nañ buñ ko yëgee danañ ko faj ndax Sembène jàpp nañ ni directeur ARM lu njëg njaag mooy njaag ndax li ñu dal yëpp mu ñu ko yóbbee ndax mënuñu ñoo teeloo suñu soble ba ñu toll ci jaay ko ñu génne Swami Agri ñun mënatuñoo jaay suñu bagage bi daanaka à 50% fi mu nekk lépp yàqu na loolu nag état du Sénégal war na ko xam que ni agence bi muy chargé woon pour ñu def régulation des marchés muy ñu jiital ca Babacar Sembène mérité wul poste boobu ñu ko jiitee kon ñun dañuy wax ni Babacar Sembène na ko fa état bi jëlee nu mu gën a gaawee ba nga xamante ni fii jàpp nañ ni béykat yi li ñu bëgg duñ ko am ndax toujours mi ngi ci tànk yi toroxal béykat yi kon suñu première chose mooy Babacar Sembène na ko fi état bi jëlee ndax béykat yi mën a firi béykat mënul dëkk toujours ci di bay di tuuri mënul bëgg toujours ci di bay di joxe nag mënul bëgg dëkk toujours ci di bay di gas di suul loolu ñaaw na ci vraiment ci lu ñuy gis te dara jubee wuñ ko lu dul ñu jënd ñu ay étranger yoo xam ni dañoo bàyyi seen i réew
ñëw ñu teg leen ñu jël leen yëkkati ñu teg suñu kaw pour que ñu ñuy appauvrir béykat di gën a néew doole réew mi di gën a dellu ginnaaw parce que béykat yi li ñuy def ci di créer ci emploi yaakaar naan amul benn secteur bu koy créer du ci agrobusiness yi du ci faneen kon képp koo xamante ni mi ngi taxaw tey jii pour naax saaye loolu rek jàpp nañu Sénégal lay nërmeel loolu nag ñu ngi ciy woo autorité yëpp en commençant par le ministre du commerce ak son excellence le président de la république parce que jàpp nañ ni Babacar Sembène li muy def ñoom yëguñu ko wala su fekkee yëg nañ ko ca bàyyi ko it kon ñu jàpp ni ñoom ñoo ci ànd ak moom ñoo ko sant li muy def waaye ñun li ñu jàpp mooy ñoom yëguñu ko ca buñ ko yëgee danañ ci taxaw kon Babacar Sembène dañuy wax ni nañ ñu ko fa jëleel tegal ñu ko fa kaneen pour que ñun li ñu bëgg ci suñu mbéyum Sénégal mën a avancé ndax fii ak mu nga fa mbéy mi du avancé ñu xanaa sant ko gërëm ko di wax aussi que ni li nga xamante ni mémorandum la ñu indil ko ñu ngi yaakaar ni dana ko jaarale fi mu ko war a jaarale fu suñu kilifa yi danañ ci jot moom it rafetlu nañ taxawaayam lool te di espérer trop suite ak manifestation bi nga xamante ni moo am ni tey ñu ci yaakaar suite bu ci topp bu baax ci ginnaaw bi ñu ko tegee ci loxoom te jàpp ni dana ci def li mu ci war a def. À l'attention de son excellence monsieur le président de la République du Sénégal, nous venons déposer l'objet concernant la protestation contre la... C'est la raison pour laquelle nous avons eu un certain nombre de constats que nous voulons décliner auprès du président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Nous, petits producteurs, maraîchers, femmes, jeunes de la zone des Niayes, moteur historique de la souveraineté alimentaire horticole du Sénégal, subissons une crise de commercialisation sans précédent. Nos récoltes pourrissent dans les champs et dans les plateformes où se en dessous de nos coûts de revient fondamentaux. Cette situation n'est plus le simple fruit du hasard. Elle est aggravée par l'expansion non régulée des grandes firmes de l'agrobusiness. Disposant des capitaux massifs, des technologies d'irrigation industrielle et des grands espaces de stockage, ces multinationales, à la fois des commerçants et producteurs, saturent le marché intérieur de manière précoce. Ils privent les exploitations familiales de leurs débouchés traditionnels. C'est la raison pour laquelle, face à cette puissance financière, le petit producteur des Niayes est condamné à la faillite, voire même au surendettement. Et pourquoi pas aller à Barça ou Barsac. C'est sur cette raison que nous voulons décliner un certain nombre de revendications face à cette situation que nous vivons en tant que producteurs maraîchers de la zone des Niayes. Pour dire qu'actuellement, le monopole, pour vous mettre au courant du monopole sur le calendrier commercial, les agrobusiness inondent le marché au moment précis où le petit producteur doit découler sa production pour rembourser ses microcrédits. Inapplication ou insuffisance des mesures de régulation, nous l'avons constaté. Bien que le gel des importations soit décrété et que les suspensions temporaires ciblant l'agrobusiness soient parfois annoncées par le ministère de l'Industrie et du Commerce, l'application sur le terrain reste largement insuffisante pour investir la tendance. C'est la raison pour laquelle nous avons aussi noté un certain nombre de déficits criards d'infrastructures. La zone des Niayes manque cruellement de centres de stockage modernes, de chambres froides publiques, ce qui oblige parfois les petits producteurs à liquider son oignon à vil prix avant qu'il ne pourrisse. C'est pour cette raison que nous exigeons un certain nombre de solutions d'urgence. Pour sauver l'agriculture familiale des Niayes et protéger des milliers d'emplois ruraux, nous exigeons l'application immédiate des mesures suivantes. C'est-à-dire suspendre immédiatement l'autorisation accordée aux agrobusiness pour la commercialisation de l'oignon pendant la période de récolte des petits producteurs. Il faut aussi instaurer un calendrier commercial différencié, réservant une période exclusive aux petits producteurs pour trouver des solutions durables. Mener une concertation exclusive avec les producteurs, les coopératives et les acteurs du secteur pour trouver des solutions durables. Renforcer le mécanisme de protection des petits producteurs contre les pratiques commerciales déloyales que nous subissons vis-à-vis de ces agrobusiness. loolu daa bokk ci ay seen solution yi ñu bëgg ñu def ko liñ bëgg wax nañ ko dégg ngeen ko wax nañ ko ci wolof wax nañ ko ci tubaab waaye nañ leen dimbali waay
xam nga bay ba pare nag suul mbaa nga joxe nag neexul nag wax dëgg yàlla am nag wax dëgg nag ku mu doonoon ci ñun tey jii du la neex nag mbokk yi waaw kay kon bu subaa ak jàmm jërë ngeen jëf.